mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci midi bismillah leen ci xabaar yi. la ci gën a fës ab lakk jolli fële ca Kaolack ab taax bâtiment R+1 moo daal di lakk amul nag kenn ku ci ñàkk bakkanam waaye la fa amee ci yàkkute kenn mënu koo natt sapeur pompier ma fa dikk ngir fay lakk gi nee nañu nag ba nii xamuñu lan moo ko sooke ubbi nañ ci leerlu ngir xam dëgg lan moo ko waral fii ak boobu kon ay kàddoom moom commandant moom capitaine Sada Dia da ngeen ko teew ni mu gën a yaatoo ci xabaaru njoloor si. lël wu yaatu am ca réewum France ca diwaanu Paris kon lañ koy daal di amalee niki tey ji suba gi njiitu réew Macky Sall ma nga fa ak lu toll nag ci fukk ak juróomi chef d'état fii ci Afrique waaye nag ci teewaayu njiitu réew France di Emmanuel Macron la ñuy waxtaanee nag mooy bor yi nga xam ne réewum Afrique amee na ko loolu lépp kon dina bokk ci waxtaan wi dinañ ci dikk itam nu mu gën a yaatoo ak sunu ndaw ci réewum France Abdou Latif Diop. scooter yi yeeg jakarta yi takkarnaas yi ci capitale bu Sénégal loolee nag indi jafe-jafe ci circulation yi waaye tamit ci dem beeg dikk bi rawatina kon ñii di taximan yi ndax ñoom jàpp na leen kon fi mu ne nii matal versement moom jafe na leen lool waxtu yi ba tax kon la ñuy sàkk ñoom taximan yi moo ñu indi ab yoonal ci lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi ci tali bi ci Ndakaaru dina ci ànd ki leeral ak Ngor Diouf bu yàlla àndee. yéeglekaay yi mooy laf laaju xabaar yi ci njoloor si. mbokk yi loolu moo gën a fës ci xërum xabaar yi nees kiis bu jàlla andi ñu ci faram fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru njoloor si des ko door ak lakk ga jolli fële ca réewum ca Saloum kon ca Kaolack ab bâtiment R+1 moo fa daal di tàkk kenn ñàkku ci bakkanam waaye nag la fa amee ci yàqute ëpp na ba ndaxuti kon kenn mënu koo xayma lakk gi nag ba minuit jotee la daal di tàmbale li jëm nag ci mbir mi ba léegi kon xamuñu lan moo ko sooke ndax ab enquête dañ ko daal di ubbi bu sukkandikoo ci capitaine Sada Dia nag moom mooy commandant bu groupement des sapeurs pompiers foofee nga xam ne mooy ci zone 3 numéro 1 ñu teewlu kàddu moom capitaine Sada Dia ci micro Adama Sarr Astou Mbaye. wi weesoo juróom-ñetti simili la ñu alerté ñu ne ñu am na benn feu am na fuy tàkk ci marché central bu Kaolack bi ñu ko waxee nag comme ni ñu ko baaxoo di defee donc automatiquement suñu engins yi dañoo décalé ce qui fait que à minuit 20 premier engin bi déjà yegsi na donc commencé na déjà liggéey bi moom it aussi bu mu yegsee ni mu gisee safara bi tout de suite dafa laajee renfort donc ce qui fait que tout de suite après ñu ñëw wàllu si ko mooy engin bu njëkk ba donc et comme ni ma ko waxee tout à l'heure tàkk-tàkk moom bu amee ci marché liñ ci gën a ragal mooy mu law te kon dañ koy sant yàlla quand même bi tàkk-tàkk bi amee ci magasin bi ci bâtiment bi plutôt bi nga xamante ni R+1 la bi nga xamante ni am na ay dépôt yu nekk ci biir à l'étage 5 dépôts am nañ gis nañ ko ci biir ak aussi am na ngandam magasin ci suuf aussi boo xamante ni ay produits divers moo ci nekk donc loolu yëpp bu amee yàlla dimbali ñu quand même ñu xeex ak moom lu mat pratiquement juróom benn waxtu donc pour mën cee génn et loolu pour ñu mën ko def il nous a fallu ñu mobiliser quand même fanweer ak juróom yi nga xamante ni sapeur pompier dont ñaari officier man mi ak commandant de compagnie Fatick bi nga xam dafa ñëw renfort xoolee par rapport ak marché en général bu tàkkee nu muy demee donc je crois que yàqu-yàqu yooyu aussi mën nañ ko comprendre parce que mënoon na fay gën a law te bu lawoon peut-être leneen mënoon na fi yàqu surtout que bu ñu xoolee bâtiment bi nu mu bindoo bâtiment bu mag la boo xamante ni dafa nekk ci tali bi mais ci kanam aussi dafa ay cantines yu ko wër donc de part et d'autre te moom ci angle la nekk donc loolu yëpp nekkoon na ay facteurs yoo xamante ni mënoon na tax safara si gën a law mais comme ni nga ko waxee taal vraiment di ko sant yàlla ça. addu ci mbas meeg tolluwaayam ci Sénégal ni ki tey ñaar fukk ak ñetti nit ñoom yes woppi Covid 19 juróom-ñett yi di ay cas contact fukk ak juróom yi nekk ay cas communautaire waxtu wi nag lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ñoom jot nañu wér ci mbas mi juróom-ñeent ñoo nekk ca Sotas benn nit moo si ñàkk bakkanam yóbbu lim nga ba junni ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett waxtu wi kon lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak ñett nit ñoo nekk ci traitement ñeenti téeméer ak fanweer ak ñetti junni ak téeméer ak juróomi téeméer ak fanweer ak benn nit jot nañu ñàkku ci mbasum Covid 19 bi ba noppi.
leneen ci wàllu xabaar ak lu jëm ci wàllu wopp woo xam ne kon feeñ na ci Guinée fièvre Lassa lañ koy woowee moom nag am na kenn koo xam ne jot na ci ñàkk ba këram lu toll nag ci fanweeri nit amee ko fa loolu nag tax ba Sénégal kilifa yi ngànk wàllu pàcc mi ñoom jël nañu seen matuwaay ndax bu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne docteur El Hadj Mamadou Ndiaye jot na ko daal di fësal moom nag nee na lépp loo xamante ni matuwaay la état bu Sénégal jël na ko ngir fàggandiku askan wi rawatina kon ci frontières yi bu ko defee lii di wopp yi kon bañ a dugg ci biir Sénégal ñu tollu kàddoom docteur El Hadj Mamadou Ndiaye directeur de la prévention ginnaaw jokkoom ak El Hadj Malick Cissé. feebar la entité arbovirose la bokk d'ailleurs maanaam ay xeetu ñoom Ebola ñoom fièvre jaune ci xeet yooyu la bokk xeetu feebar boobu nag day dal nit mais nag mu ngi soxeekoo ci mala yi lu mel ni ay yenn façon jinax yu ñu wooyee mastomie des rongeurs donc genre lépp luy jinax wala xeetu jinax yi nga xam ne nag bëriwul Sénégal xeetu jinax yooyu aussi dafa bëriwul Sénégal peut-être soo seetee ci littérature dañu wax ne que façon xeetu jinax yooyu daawoon nañ ko nemmeeku ci région de Kédougou jinax wala rongeur mooy lépp mi nga xam ne lu xaw a nuroo xeet boobu ñooñu suñu feebar bi su leen dalee fi ñuy wàllee nit mooy que maanaam li ñuy génne àll wala li ñuy suñu sawee ci ñamu nit ñi wala et cetera su dee nit ki def ko jël lekkaale ko da koy wàll su ko wàllee nag nit ki boobu lay am fièvre Lassa bi nga xam ne nag day ànd ak yaram bu tàng xaw a mel ni grippe nit ki maux de gorge mooy maanaam xaw a mel ni lu angine et cetera mun na am ay complications mais nag le plus souvent noonu lay manifester feebar boobu donc aussi ma profité pour wax ne que feebar boobu aussi disposition yi nga waxoon yi ñuy wax li Sénégal yore mooy que surveillance mooy maanaam lépp di nemmeeku ci feebar bu xaw a ak feebar boobu rek panoplie de surveillance mooy ci dans le cadre de la surveillance feebar boobu dañ koy nemmeeku toujours à chaque fois que am ñëw xaw a présenter signe maanaam am ay mandarga yu xaw a nurook moom loolu mooy fièvre Lassa ak noonu lay anamoo Sénégal tamit disposition lay jël mooy renforcement surveillance rek bi ñu doon def bés bu nekk. feebaru tension bés bu ñu ko jagleel màggal nañ ko ca Touba dëkk bu tedd wa ci teewaayu ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu lépp lu jëm ci feebaru dënn ñoom nag naam seen lim des na takku ci dëkk bu tedd waaye nag jot na ci prox ndoll ngir xool nan la ñuy def waaye itam jaarale lépp loo xamante ne nii ay pexe la bu ko defee wopp boobee kon rawatina kon feebar bi di tension mën a deltu ginnaaw bu baax a baax ca jaareem ñoo ci leeral ak sunu ndaw ci diwaanu Touba Goro Ndaklo. hypertension artérielle loolee di yokk saa su nekk ci réewum Sénégal tax ci bés bi ñu jagleel ci àdduna wërngal këpp tawat joojilee ñu amal ko ci Touba ci noonee cardiologue yu bàyyee ko ci biir réew mi daje ci dëkk bu sell bi ngir amal ab plan ci naka la ñuy xeexee hypertension artérielle ci réew mi lii. bu ñu seetloo tey ci li ñu mën a jàpp ci tension mën nañ jàpp ne tension doon na feebar ci feebar yi gën a law ci réew mi. boo jëlee adultes yi nga xam ne ñu ngi dëkk fii ci Sénégal ñett yoo ci gis kenn ki amee na tension waaye du loolu rek parce que ni mu bëree noonu la grave tamit parce que boo seetee feebar yu bëri feebar yu mel ni AVC feebar yu mel ni maladie rénale maanaam feebaru roñon boo nee lu mel ni insuffisance cardiaque wala crise cardiaque yooyu yëpp mën nañu jàpp ne hypertension mooy li njëkk ci li koy indi. ci noonee moom njiital cardiologue yu Sénégal dellu si ci tànneefu Touba mi dalal ndaje mi lee. d'abord génn Ndakaaru foog naa ne jot na ñu xam ne am na loo xam ne li war nañ ko def ci biir réew mi beneen bi mooy bu ñu xoolee tey ñi suñu collègue yi nekk Touba li ñuy natt ak seen gëstu wane na Touba bokk na ci réew yi nga xam ne il faut la tension bi gën a ëpp doole mais du sax du rek ëpp doole dafa doon loo xam ne ay tension ay hypertension yu sévère la. ay tension yoo xam ne yi dafay graw parce que complications yi ñuy gis doon ay complications souvent dafay xaw a jéggi dayoo donc mais ba tey médecins yi fi nekk ak spécialistes yi fi nekk bëriwuñ sax waaye ñu ngi def liggéey bu mucc ayib. naka la ñuy def ba mucc ci hypertension artérielle professeur Abdoul Kane. fagaru bi nag mooy ñu moytu yenn comportement yi mooy yenn lekk yi. te Touba tamit njort nañu ne ci Sénégal yëpp waaye fii tamit foog naa ne xaw na ci fës lool xorom si bëri na bernde yi xëy na am na lu muy indi comportement yi dañ ko war a sàmm bu baax a baax et puis tàggat suñuy yaram parce que loolu yëpp mooy tax ñu fagaru ba bañ a egg ci tension. hypertension artérielle loolee di buntub tawat yu bëri ci yenn jarak yi lee jot a tëdd ci lalu l'hôpital yi. Goro Ndaklo jërëjëf bor bi nga xam ne réew yi sekk fii ci Afrique amee nañ ko loolee nag la ñuy waxtaanee tey
ci réewum France ci teewaayu njiitu réew ma di Emmanuel Macron waaye itam du ci wéet ndax lu toll nag ci fukk ak juróomi chef d'état di njiitu réew ci Afrique kon danañ ko teew bokk na ca njiitu réew Sénégal Macky Sall Abdou Latif Diop. kii di président Macky Sall dina bokk ci ndaje ci Paris bu jëm ci waxtaane koom-koomu Afrique bi nga xam ne dafa sooxe ginnaaw feebar bii di coronavirus lëmbe àdduna bi depuis 15 mois. Emmanuel Macron di président France moom kat dana dalal lu toll ci fukki chef d'état ak juróom ak ay chef gouvernement di waxtaane koom-koomu Afrique bi nga xam ne daanaka mën nañoo wax lu ëpp ate ngi nii mi ngi sooxe. ndaje mi nag dinañ ci waxtaane lii di coopération ak aide ak ndimbal mu jóge ci réewum France jëmale ci réewu africain yi waaye aussi dañ ci waxtaane bor yi nga xam ne ay réewu Afrique amal nañ ko ñi wooye waa bailleur de fonds rawatina waa France ci boppam moom kat nee na taxaw na tem pour jàppalewaat Afrique xoolaat coopération bi ndax crise bii di crise sanitaire daanaka am na lu bëri lu mu yàq ci koom-koomu réew Afrique yi. sommet bii nag su jeexee dina bëri ay pays africain yu bëri yoo xam ne nii danañ yaakaar xaalis bu takku boo xam ne nii réewum France dina leen ko jox pour ñu gën a mën a xool ni ñu doxalee seen réew ak ni ñu koy gouverner. ñu ngi fàttali ni mbootaay gi di Fonds monétaire international FMI moom waxoon na fi kat ne fii ak 2022 lu toll ci 290 milliards de dollars dinañ ko perte ci réewu africain yi nga xam ne yaakaaroon nañ ko ci mbirum financement muy benn prévision boo xam ne nii kat daanaka moo sabab ndaje mi nga xam ne Emmanuel Macron moo ko woote fii ci France nga xam ne Sénégal dina ci am taxawaay bu am solo. Abdou Latif Diop jërëjëf ndax réewum France mën na suqali koom-koom réewu Afrique yi waaw la tontu taskatu xabaar bi xam-xam màcc ci lu ëpp ci lu jëm ci wàllu koom di Abdou Diaw moom nag jàpp na ne kon ginnaaw mbas mi laal koom-koomu Afrique yi rawatina nag réewum Sénégal kon mucc ci li war kay mooy tànkaloo doon benn bu ko defee kon koom-koom bi Sénégal rawatina ko réewu Afrique yi gën a mën a suqaliku bu baax a baax ñu teewli kàddoom Abdou Diaw nekkoon kenn ci ganuk Alassane Samba Diop bi ci ITV ci rajo. démarche bi parce que réew yi moom noonu la àdduna noonu la demee il faut nga wut nan la nga mën a diversifier say financement maintenant peut-être débat bi nga xamante ni mooy am mooy lu tax ñu rencontre bi amee Paris peut-être loolu mooy question bi en tout cas rencontre bi aussi nekkul ne France rek la concerné boo xoolee pays yëpp la plupart des pays les grands créanciers ils sont représentés que soit mu nekk ay créanciers bilatéraux des créanciers multilatéraux FMI Banque mondiale ñoom ñëpp ñu ngi foofu noonu maintenant France peut-être dafay jouer benn rôle de boo xam ne porte-étendard mu ngi ci kanam ñeneen ñi suivre et je pense que tey am na enjeux yi nga xamante ni effectivement France kenn mënu ko réeree mbir mooy ne ak tey études yu bëri wane ne France dafa mu ngi perdre terrain bi nga xam ne ci biir Afrique en faveur effectivement Turquie Russie Allemagne Chine et cetera maintenant tey li ma jàpp mooy ñaari enjeux am na ci mooy déjà li nga xamante ni France jot na ko am ci entreprise yi nga xamante ni tey ñu ngi teew ci Afrique ay part de marché yoo xamante ni am na ko ci Afrique nan la ko mën a consolider maanaam nan la ko mën a dëgëralee beneen bi tey mooy tey comme que tey dañ ko bousculer am na ay concurrents yi nga xamante ni ñu ngi ci terre africaine bi moom aussi tey nan la mën a def ci yan levier la mën a sukkandiku pour mën a gagner ay yeneen part de marché yu bees pour mën a yokk élargir effectivement sa présence donc enjeu am na parce que tey moom nan la ko mën a defee nag mais bu fekkee ne moom d'accord ne dina la accorder ay financement mais day jël ay entreprise am teg leen ne leen ñun d'accord nañu financer mais à moins que à condition effectivement réalisation yi donc entreprise française yi donc def ko. lal woowu kon dox diggante réewum France ak pays réewu Afrique yi jàpp nañ ko weer octobre gii di ñëw bu ci yàlla àndee loolee nag ñu ngi koy amalee fële ca France waaye nag ki nga xam ne xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu koom jàpp na ne ndaje bi fi lañ ko doon amee ci Afrique bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne professeur Serigne Ousmane Beye jot na ko yëkkati moom nag nee na lépp li nga xamante nag moo jëm ci Afrique kon soxla na bu baax a baax wàllu encadrement bu ko defee kon koom-koom ci pays réew yi kon mën a sukkaliku bu baax a baax ñu tawli kàddoom moom professeur Seydina Ousmane Beye ay kàddoom ci micro Alioune Diouf Seydina Mbaye. man de bu doon sama sago conférence boobu suñ ko mënul tamit def Dakar wala Abidjan wala faneen ñu def ko au moins Éthiopie Addis Abeba nga xam ne foofu mooy siège yu Union africaine loolu moo doon gën a wane suñu indépendance
parce que dootuñu ay xale quand même mais dootuñu soxla ku ñuy xëcc dañuy pousse comme xale bu ndaw dañu naan fii nga war a jaar ak fii nga war a jaar kaay mooy yóbbu la seet ñun war nañ ko mu defar suñu bopp. pour relancer suñu koom def mu gën a jëmaat kanam ndax mbas mi xaw nañu sonal xaw nañu loof la tuuti ak aussi bor bi ñu am aussi ñu seet nuñ koy fayee wala boog ñu xoolaat nu ko lañ koy fayaatee. kooku France moom kenn rek mënu ko parce que France dafa bëgg wane ne dëkk bu am doole la ci àdduna bi mais France moom kenn rek boo ko jëlee nga seppi ko ci dëkku africain yi du dëkk boobu ñuy wax ne am na doole trop ci àdduna bi parce que mu ànd ak africain yi parce que moo nekkoon suñu colonisateur da ko may doole mais boo ci génnee africain yi dootu amati doole parce que li ñuy ameel dëkku mel ni Chine ci xaalis boo jëlee pays Afrique yëpp moo ëpp li ñuy ameel France xaalis ak yeneen institutions yi France rek boo ko jëlee ci biir Europe mënul fa jël ay décisions yoo xam ne du ci waxtaan ak Allemagne parce que Allemagne ñoo ko ëpp doole ci affaire koom am na sax dëkk yoo xam ne boo leen génnee ci Europe boo génnee ci Europe yu mel ni Chine ak yooyu ak Japon raw nañu France ci koom donc France moom kenn rek mënul daf ñuy gunge accompagner ñu parce que xëy na démb moo doon suñu colonisateur pour accompagner ñu pour seet nu ñuy defee ndax mën nañu fay effacer bor bi. wala ndax dañuy seetaat naka lañ ko war a mën a fayaate moo délai bi gën a gudd yu demee noonu. addu ci wàllu politique ak maire bu Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Dias moom nag samp na nëndam ci mairie bu Ndakaaru démb la ko xamle ci bi mu janoog taskatu xabaar yi ci loolee nag la prox ndollu dal ci kaw gouvernement bu Sénégal waaye tamit ci ñenn ci l'opposition bu Sénégal ñu tollu kàddu moom maire bu Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Dias ci micro Aïssatou Kane ak Moussa Fall. Il décide que la loi de 2013 par 10 du 28 décembre 2013, cette loi a été complétée et modifiée en 2019 par une loi numéro 2019-12 du 8 juillet 2019 et qui attribue, malheureusement pour eux, mais qui attribue ces recettes aussi bien aux communes et à la ville. dama ne loi boobu moo nekk xeetu recette yu mel nii moo xam foncier bâti moo xam foncier non bâti ñu ko moom mooy communes yi ak ville yi mais loolu ku dégg tubaab loolu lenn sa bopp lu tax yéen 2018 mën ngeen wane tableau bi lu tax 2018 non 2017 2018 2019 ngeen jox ñu taxe yi maintenant nag 2020 ngeen taxaw nekk les taxes ont été recouvrées en 2018 en 2019 en 2020 on a été privé de ces taxes te di ngeen gis tamit même ci montant yi di ngeen gis que lépp ci montant yi day wane ay caaxaan pour commune bi bañ a jot ci ay recettes bu may gën a ñaawlu nag mooy won leen la fiche de déclaration du siège taxawu Sénégal ñoom nee nañu que siège u Khalifa Sall bu nekk taxawu siège u Khalifa Sall bu nekk Sacré-Cœur 2 moom dafa nar a fay l'impôt ci commune de Fann Point mbokk yi nekk Fann Point rek dem leen ko yéene wante lu nekk ci commune de Fann Point dafa nar a toog Fann Point lu nekk ci commune Mermoz Sacré-Cœur toog ci commune Mermoz Sacré-Cœur lu nekk Grand Yoff des Grand Yoff. maire bu Guédiawaye Alioune Sall wax bëgg-bëggam gannaaw kon rëddaatu Ndakaaru capitale bu Sénégal ne nag lenn ci pàcc ci département Pikine kon dafa dikk ci goxam askanu Pikine ñoom nee nañu ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg mukk ni du ci dal mooy seen kàddu ndax nee nañ kon loolu du jàll mukk reportage Mamadou Lamine Fati. Pikine des ci waa Pikine découpage administratif bu ñu nar a def ci Pikine ak Guédiawaye indi na xaajaloo bu rëy ci askan wile gannaaw bu meeru Guédiawaye génnee ngir wax ne ñu jël yenn pegg ci Pikine indi ko ci Guédiawaye. mu nekk loo xamante ne d'abord ginnaaw bi ñu ko naqaloo wax ne Pikine du nangu tey du nangu suba benn morceau lu mu gën a tuuti di génn Pikine pour ñu koy yaatal ci Guédiawaye te loolu daf ñoo permettre ñu mobiliser wu tey mu nekk mobilisation bu mag a mag ci cadre combat citoyen boo xamante ne mouvement association citoyen parti politique ñëpp tey ñu ngi dajaloo fii pour que loolu ñëpp ñu ànd yëkkateendoo benn kàddu dóorandoo pour que Pikine dara du fi jóge li ñu wax nag mooy Aliou Sall su deful déclaration officielle retirer li mu waxoon wala kilifa yi nga xam ne ñoo ko jiite jël ay mesures pour arrêter proposition boobu ñun dinañ passer à la vitesse supérieure. askan wi nekkee ci Djiddah Thiaroye Kaw ñoom nee nañu bëgguñoo bokk ca Guédiawaye ñoom ñu ne dinañ jéem lépp lu leen yoon may ngir ñoom ñu mën a des sa Pikine. dinañ organiser ay marche dinañ organiser ay pétition
dinañ def ay caravane dinañ def ay sitting te dinañ wane carrément que ni Pikine dans son ensemble d'accord ci lii te incha allah dinañ ko saafara parce que ñëpp xam nañ ne Pikine su bañee bañ na te Pikine bañ na. ay saytu yu ñu joxe ngir mën a xaaj benn pàcc Pikine indi ko ci Géejawaay doon na li nga xam ne askan wa nekkee ci Pikine mu ngi koy naqarlu bu baax a baax. te ñoom nee nañu bëgguñoo génn seeni département bile ñenn ñi sax dem bay wax ne xaajale bi nga xam ne kilifa yi bëgg nañ kaa def ci Pikine doon na li nga xam ne mbirum politique dong la bu ñu jéemee jot ñi nga xam ne ñoo ànd ak meeru Géejawaay ñoom dañoo gis ne askan wi am na sañ-sañ génn wax ndaxte ci démocratie la ñu nekk. Mamadou Lamine Fati jërëjëf kuréel wii di Union nationale des travailleurs de la justice du UNTJ dañu amal bànqaar bu yoxoo fukki fan ak benn ci weeru mai gii ñu génn ñoom nag la ñu bëgg mooy lépp lu jëm ci wàllu fonds commun yi yaa di ko leeral waaye nag maanaam amale ko ci anam yu leer nañ ba noppi fexe rek ba ñëpp mën ci gis seen bopp bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général bi di maître Atab Goudiaby ne sax la mu bëgg rek moom mooy ñu daal di samp kon ab kuréel boo xamante ni moom mooy yoonal lépp liy koppar te nga xam ne kon ñoom ñëpp rawatina kon greffier dañ ci am wàll ñu teewli kàddoom maître Atab Goudiaby ci micro El Hadj Malick Cissé. il faudrait au moins ñuy jox greffe gëdëm moom am nañ ay responsables yi nga xam ne mun nañu gérer seen xaalis ñu bañ a par exemple jàllale suñu xaalis impôt jóge impôt dem trésor balaa ñu naan léegi ñëw leen ñu ngeen séddoo ko léeg-léeg impôt dañu naan lii ngeen fee am trésor mu ne lii la ngeen fee am finalement léegi ñun on a des miettes foofu loolu moo tax ma ne pour ñu changer vraiment lii nii mu leer nañ pour ñëpp alors comme xaalis ñëpp la nañu créer benn régie bi nga xam ne greffe ñoo koy gérer mu bañ a transiter dans ces deux milieux là. bañ a jaar impôt jógee impôt ñëw trésor balaa mu jot ñëw ci ñun comme li ma wax ne am na ñu doon day rus xaw ma fa lay rus di dem. bu ñu toogee ñu ne lii ngeen am 10 millions ngeen am ñu ne léeg-léeg li ñu am ëpp na 10 millions ñu dawal quelques jours ñu ne waa léegi 5 millions yokku na ci am ngeen léegi 15 millions wax yi la quoi. oui loolu il faut pour mu jeex ñu créer benn compte bu nga xam ne greffe moo koy gérer boppam. bu boobaa bu leerul. ñun dinañ xam ne kon mbir mi ñun lu ñuy liggéey moom moo fi nekk mais ñun xam nañ ne lu ñuy liggéey lu ñuy verser par mois ñu cumulé ko par 3 mois ak lu ñuy proposer chaque trimestre c'est diamétralement opposé. ëpp na ko ci dem. ëpp na ko fuuf bu ñu koy gérer suñu bopp da nga xam ne les gens vont vraiment avoir de l'envie de rester dans le greffe. ba tey ñu des ci wàllub yoon ak attekat yeeg layokat yi ñoom nag tàggat la ñuy daal di sóobu ci lël woo xam ne 3 fan lañ ko daal di amal altine ni ki démb kon lañ ko daal di tàmbali lu ci mën tamit lu toll ci fanweer ci ñoom kon dañ leen tàggat ci li nga xam ne moom mooy droit international waaye tamit fexe ba saafara ay jafe-jafe yu bëri yi am ci àdduna wërngal këpp loolee nag ñu ngi ko daal di amalee ci cour des comptes bu cour suprême bu Ndakaaru ci teewaayu Mamadou Dieng. fexe méngale àttekat yeeg jamono ci wàllum yoona loolee mbébétu bi la tàggatu bu ñu jagleel justice ak état de droit. seetlu nañ ci jamono yi ñu toll nii en plus droit bi nga xam ne mooy suñu droit interne ñu tàmm ko miin ko daf ci am luy yokku bër bu yàlla sàkk ci jamono yuy nekk mooy li ñuy wax droit communautaire mooy li ñuy wax convention internationale yooyu yëpp daf droit yoo xam ne yi dafa am. ñu di ko jëlee bitim réew te ñun di wax ci sukkandiku pour mën a fexe ba lépp loo xam ne yelleefu doomu aadama la ñu mun di ko saxal di ko wéyal loolu nag buy am war nañu ñun magistrat ak avocat ñu faral toujours loola ñu di sa former pour xam ko pour ñàkk ko réeree parce que loolu mooy mën a suuxal état de droit mooy mën a suuxal démocratie. bile tàggatu ñu jagleel ko juriste yi ak avocat yi. bâtonnier bi ne bu ñu jàpp ne ay rëq-rëq moo waral ñu amal li ni mel métier avocat moo laaj saa su ne ay tàggat. justice ak état de droit lu ñuy waxtaanee di ko doxal tous les jours la mais dafa mel ni comme jàkk wala jumaa boo xam ne bi yeggagul c'est-à-dire chaque jour bés bu nekk rek bés bu yàlla sàkk dina soxla ñu teg fa benn climatiseur teg fa benn ventilateur teg fa benn sijaada alors mooy waral comme xam-xam du doy xel du doy suñu ne ñëw leen ci waxtaan bii dañuy ñëw léegi. charte yi nga xam ne moom moo ñu ëmb moo ñu yilif car charte yi dañ ci bind ni que dañoo am obligation formation continue maanaam nit ki foo toll da nga war di jàng da nga maam di gëstu di xeltu. tàggatu bi ñu sumb ko diirub 3 fan mu dajale luy tolloog fanweer ci ay participants mu bokk ci ñoom ay juriste naka noonu ay avocat li ni mel du guléet ci réewu Sénégal.
Mamadou Dieng jërëjëf jakartamaan yeeg moto yi kon daal di takkarnaase ci xal Ndakaaru yi loolu nag ñàkkul ay loraange yu mu mën a indili ci wàllu koom taximaan yi ñoom sax nee nañu kon waxtu wi danoo sonn lool te nag ñooñu lu ji njàkk ñooma ndax ni nag ñu matale seen versement bés bu nekk coono dëgg la ñuy daj ñoom nag nee na li ñu bëgg mooy ñu daal di indi ab yoonal ci lépp lu jëm ci wàllu dem bi dikk bi ci capitale bu Sénégal ñu ci leeral ak reportage bu Ngor Diouf. gaawaay ak seeni jot bokk ci luy màndargal seeni nekkin lii di moto taxi ñu duppee ko cak-cak seeni bëri waay ci marché bi di gën a góose ñiy yëngu ci wàllu transport rawatina taximen yi. yàq na suñu liggéey tuuti li commencé kalandoo ak moto cak-cak moom tax na moom suñu liggéey sax yàqu tax na léegi mënatoo dem sax ci benn lu mel ne benn sawarma sax taxaw fa client ñëw jënd si reer si noonu mi ngi gaare ñi ngi gaare seeni moto client ba day toog këram téléphoné ñu indil ñu yóbbul ko te cag-cag loolu waral cag-cag yooyu yëpp daal mi ngi ci buuxante bi léegi yóbbootoo kenn mu reere yóbbootoo kenn mu añi da ngay toog sa kër commandé ñu yóbbul la. yile moto taxi respecté wuñ benn yoon bu ñu tëral ci wàllu transport rawatina fayuñ benn taxe. da ngaa war a mën code mën a dawal ñu jox la permis de conduire mat nit ñu jox la permis de conduire yaa ngi dégg ne mais dañu koy jaay comme koy jaay gajji wax dëgg yàlla ñun métti ñun suñu liggéey actuellement métti na trop ñàkk pexe mooy ci ba ak ñàkk xam fu ñu jëm waaw mais nag kenn satisfaire luñ ci dara dafa mel ni ministère transport amul ci dëkk bi waaw parce que vraiment bu ñu dee fay suñu pièce complet jël transport complet yor ay responsabilité te mënuñoo liggéey lu ñu war a jël client yi jël ko client bu ñu war a yóbbu cag-cag yi jël ko wax dëgg yàlla métti na trop. bile concurrence buñ sukkandikoo si Danilo mu jàpp rek ne ku ne war sëkkam rek la mën a lekk. cag-cag bi nag boo gisee moom dañuy jamono day dox te jamono bu dee dox am loo xam ne bi tey mën nga yor benn yóbbante boo xam ne dafa war a tardé bu ko taxi yore day tardé mais bu dee cag-cag mën naa gaaw érasé wul ma seen liggéey la ñuy def. seeni bëriwaay si transport bi di gën a góosee ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu taximen seeni mébét du dara lu dul ñu gën a ñoŋal bi le secteur ngir ku nekk mën a liggéey si jàmm. Ngor Diouf jërëjëf yegsi nañu ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi. mbaa yéen a nga ca problème yi démarré na de le Quotidien ne maire wu Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Dias moo ko tàmbali ak roquette yu mu jël jóor ko ci kaw njiitu réew mi Macky Sall nee na nag li am ci réew mi lu ne la ba mu des opposition ci Sénégal moom Barthélémy Dias Ibn Jean-Paul Dias yamu ca ndaxte nee na gisul kenn ku ko mën a teree samp ndëndëm ci élection locale yi jëm ci maire bu Ndakaaru Vox Populi ne Barthélémy Dias kay dal na ci kaw groupe Sénégal ba noppi yëngal gësam opposition bu Sénégal ndaxte moom maire wu Mermoz Sacré-Cœur nee na tribunal Cour des comptes ab kuréel yi atte ci réewum Sénégal yëpp nañ def seen liggéey waaye nag bu neexee yàlla dina samp ndëndëm ci élection locale yu dëgmal ngir doon maire bu Ndakaaru capitale bu Sénégal moom waaye Khalifa Sall bi yemu ca ci Vox Populi ndaxte nee na mësta woon imaginer mukk ni Sénégal dina am njiitu réew woo xam ne dina suufe lool ay xalaatam suufe lool ay jëfam suufe lool ba mel ni njiitu réew mi Macky Sall te loole leen du jubluwaay bi lu dul xeex ay adversaire am moom Barthélémy Dias yemu ca ndaxte nee na njiitu réew mi Macky Sall def na pexe mu ne ngir teg yoo xam Ndakaaru capitale bu Sénégal loolu lay teg ko tëcc moo tax tey dina mu bëgg a naax Sahel capitale bu Sénégal di Ndakaaru waaye nee na loolee c'est peine perdue ndaxte du jàll tey ni ki ëllëg xanaa kay opposition bu Sénégal yu banque seen yoxoo di ko seetaan Sud Quotidien ne maire Mermoz Sacré-Cœur yëkkati na dënn yi ba noppi waxay dëggam ci réew mi La Tribune ne Barthélémy Dias kay mayul leen Macky Sall ak gaayam ginnaaw nu ñu redaté capitale bu Sénégal di Ndakaaru ba noppi ne mbir mi agression la agression gu rëy jëm ci waa Ndakaaru ci boppam moom doomi Jean-Paul Dias bi yamu ca ndaxte nee na njiitu réew mi Macky Sall ak gaayam def nañu lu ne defi pexe gu ne ngir teg seen yoxoo Ndakaaru capitale bu Sénégal waaye nag loolee tëleen tëcc moo tax ñuy dogotee capitale bu Sénégal mel ni saucisson ngir rek gañe Ndakaaru yéeglekaay groupe des médias bi ne Omar Gueye jëwriñ gu ñu dénk wàllu goxaani ci Sénégal fan la jëmee njiitu réew mi Macky Sall ndaxte gars yi nee nañu lépp li nga xam ne am na ci biir réew mi waxtu wi moom maire wu Sangalkam loxoom génnu ca enquête ne Barthélémy Dias ne lu toll ci benn milliard ak lu ëpp xaaj la ñàkk ginnaaw taxi ñu nangu ci maire bu Mermoz Sacré-Cœur Les Échos ne moo taxit de ndax moom Barthélémy Dias yàq na lu mel ni xamee nguur gi dal ci ko l'opposition ba noppi samp nëram ci maire bu Ndakaaru laas ne ki doyul bay des kay waxtu wi mooy Abdoulaye Bathily ndaxte
ndaxte ginnaaw génnam ci nguur gi dama ëpp na koy buum ndax Abdoulaye Diouf Sarr ak gaay may ñu ko leen ñëpp dal ci kawam lii quotidien moom Abdoulaye Bathily mi doon wax naan réewum Sénégal ci kaw dëgg la jëm gaay yi nag moom la ñu mujjee kaw faf ndax coupé yaa nga takkar naa sa jëm ci kawam critique ne moom professeur Abdoulaye Bathily gémmiñam day nàcc ba tax kon du wax jàmm te meram gi mer bu yàgg la source a ne professeur Abdoulaye Bathily kay kaw dëgg la jël bàyyi ko ci Diouf Sarr ak i gaayam l'observateur ne diggante Macky ak Bathily jeex na tàkk ca fini duli tubaab ndax bu doon sëy la ñu ne jeex na tàkk le quotidien ne ginnaaw génn moom Abdoulaye Bathily mbir mi mujj na tàng jër ci kawam seddul de ndaxte gaay yi may ñu ko lenn critique ne Benno Bokk Yaakaar nag ginnaaw juróom-ñaari at ci tas la jëm te bu tasul ba léegi Aminata Mbengue Ndiaye njiitu parti socialiste nekk njiitu au conseil des collectivités territoriales Moustapha Niasse njiitu pencum ndaw réew ma ak Idrissa Seck Mburok Sow nekk njiitu CSE ñoom ñoo ngoy seen poste ne nag du ñu bàyyi mukk loolee rek moo koy teree tas waaye yëglekaay bi nee na élection locale yi nag danañu xam ne lépp a dëgg l'évidence ne Abdoulaye Xuma ma ngay dankaafu mercenaire u Saloum yi ndaxte nee na élection locale yi ñu dëgmal faw pëccëxoo gi am ci Saloum mu jeex tàkk ndaxte nee na la ñu gis ci Saloum amul fenn ndax armée mexicaine dëgg fa am ku nekk déclaré sa bopp général moom Abdoulaye Xuma yamu ca ndaxte nee na nag faw njiitu réew mi Macky Sall ubbi waxtaan yu rëy bu ko defee ñu mën a xam kan mooy seen mandataire ngir ñu mën a dox ñoom ñëpp ànd jëm ci élection yi libération ne seen o bu nekkoon candidat ci élection yi kenn du ko votel yëglekaay bi ne scandale dëgg mooy seen o ndax waxtu wi gox yu bëri ci réew mi robinet yi xeliwul tëj ràpp la def te lépp lu ñu duggoon moom seen o France daal di xëddeen yëglekaay bi ne yorenu seen o dara baaxu ci séddale ndox itam moo gën a bonati réew mi quotidien ne benn doomu Cap Vert la ñu teg yoxo ci aéroport international Blaise Diagne ak ñeent fukk ak benn buleetu Sinébar Vox Populi ne waa ji kay corner yëpp la war na La Tribune ne loolee lépp nag bu nga xaymaa sunu koppar toll na ci ñeent fukk ak juróomi million sunu xaalis ginnaaw Sinébar si garab yu bon yi jaaba jonge ci réew mi Le Témoin ne garab yooyu yëpp nag Gambie la fekk baax ndax fa lay jóge di dikk ci Sénégal L'Observateur ne musiba dëgg nag moo am ca Louga ndax benn xale bu jigéen bu am ñaar fukki at ak juróom-ñaar la ñu fekk mu faatu ci benn foos ñu saañ gémmiñ gi fatt bët yi ba noppi takk loxo yi mais da ngay seet loolu rek gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee di yëglekaay moo laf làccu xabaaru njoloor si gërëm ñëpp ñi ci jàpp lépp yem rédaction bi jox leen dig daje xabaaru maraxe bu calande fii ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbir ngeen ci jërë ngeen jëf ñoo nag jàmm